bëggee tàggalikoo promoteur bi bu sañoon tey lamb ji jeex ku nekk dem sa yoon mais c'est dommage que li xew nii moom njort naa ne lamb ji yàqu na. mais ndax lamb ak bët bi ngay xoolee tey li war na tey li rafet na. waaw xam nga ku ñuy jiñ dem doo soccoo yeeli liir donc nit bul bañ ñu yàkkal la ci baaru gaalu xaj mais buñ la ca fekk ngay lekk ñëpp dañu indexé lamb ni lamb sport bi ay nit ñu violent ñoo fa nekk ñuy wax toujours violence donc tey bu ñu ñëwee lu mel ni am deru lamb mooy gàkk encore une fois lañ doon teg ci suñu kaw dañ koy mérité donc encore une fois c'est dommage mais dans l'organisation aussi am na ay mbir yi nga xam ne waroon nañ ko gën a fàggandiku parce que fi Papa jaar ba lii am pour man warul woon jaar foofu ndax foofu fa la batterie Siteu nekk supporteru Siteu yi fa la ñu gën a bare donc bu fekkee ni dem na traversé foofu problème mën na am c'est dommage que foofu lañ ko xàllal foofu lañ ko wax fa la war a jaar mais dans l'organisation warul woon jaar foofu. mais Père tey boo gisee benn slogan man slogan laa ko tuddee gis nañ kii nga xamante ne moom mooy Ada Fass combat ak Tapha Mbeur am na ci ñu gis ni Forza ak ki nga xamante ne moom mooy kiiwu Mbour Pakala am na ci tey bu def ñu bari léegi slogan lañ ko def daal jékki-jékki boo daan tam si gaañ nit ñi dan nañu sax ci ki nga xamante ne moom moo Tapha Tine Boy Niang tëggkat yi dañoo def léegi ba dugg ci violence loolu est-ce que tamit làmb war ñoo xoolal seen waaw xam nga bi ñu tabaxee arène nationale ñu bëri dañoo wax ne niñ ko configuré waa lamb mérité wuñ ko lamb ay béton lañ ñu war a defal ñu ciy toog donc tey ñi doon wax loolu am nañu raison ci ak lu lamb parce que à chaque fois ku mer ak ku kontaan na yam sa premier réflexe mooy dajji chaise donc kon ñu defal ñu ab dër ñu ciy toog sax moom moo gën ci ñun parce que vraiment ku nekk aussi war na def prise de conscience nit ki bu fekkee ni da nga bëgg benn sport nga ci yëngatu say ñoñ di ci yëngatu nga am ci mbër li la war mooy gunge mbër mi ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj mais encore une fois li gàttal na deru làmb rafetul li ñuy def aussi c'est vraiment dommage moi j'ai le cœur meurtri je suis triste pour la lutte et j'ai même envie de laisser tomber la lutte et d'aller faire autre chose parce que tey làmb vraiment li ñu wane rafetul daal xar kanam li ma gis ci deret mu génn si moom à mon avis mënul bëre maintenant tout dépend de l'avis médical moom lu mu bëgg a jéngu-jéngu bu ko médecin yi ausculté xool ko xam ne warul bëre buñ ko nekkul bëre mënul ci dara du bëre donc le combat sera renvoyé et le CNG est mis devant ses responsabilités ñoom ñooy xool lan moo xew en fonction des rapports yi ñu jot ak ñoom li nga xam ne gis nañu ko ñu jël seen ay mesures mais ce qui est sûr et certain man su doon maa yor Papa du bëre. non xam nga Siteu deful dara Papa Sow deful dara Siteu donc li ci des mooy kan moo indi problème bi te loolu la ñu war a analyser je pense que mbër yi ci seen biir amuñu problème Siteu ak Papa ay naatangoo la ñu war nañu mën a bëre Papa même bu mayee chance Siteu parce que moo ko jiitu ci làmb war na ko may parce que Siteu dafa wane lu tax mu war a bëre ak Papa Sow sur le plan purement sportif y a rien à dire ñaari mbër yi bu ñu sañoon ñoom ñaar ñu tëj barrière bi arbitre bi siffle ñoom ñaar ñu bëre mais tey li xew vraiment c'est désolant encore une fois et c'est regrettable. Est-ce que le signal fort entre Modou Lô ak Ama Baldé? C'est un signal fort pour tous les grands combats. arène bi ni mu bindoo tëgg fi yenn lamb yi ñëw ci sax jaay sa bakkan. Merci. Fass musu yàq la. ñu ne bu ñu leen jékkoon musul am si ko àdduna man de toute ma carrière et toute la carrière des autres Fass musu ñu dem ginnaaw di ko yàq. Au contraire dañoo dellu ginnaaw di discipliné ba faf gaa yi yéeg suñu kaw mais question Fass ba Guédiawaye sax ñëpp suñu doom lañu rek. ñëpp njaboot gi la. Papa nekkatul Fass. non Papa Sow bu dee day bëree man su doon dama koy dégg maa ko non doo bëri parce que mënoo bëri. waaw en fait xam nga làmb nag boo fi nekkee daf ci am benn moment nga bëgg a dem rencontrer sa adversaire dafa am benn moment nga bëgg a def sa benn show
show boobu nag bu tombé ak ñoo xamante ne ils sont mal intentionnés yu mel ne da ci am et ça s'est passé comme ça nettement c'est vraiment dommage et dañ koy déplorer. ñu wax ne lii vraiment ñëpp dañ ko war a méthode bi yéen yor site yi nag yéen am ngeen liggéey bu rëy pour sensibiliser nit ñi jërëjëf. tey nag sant club bi ñoo wane seen bopp. moo tax am na mbër yoo xam ne aussi dara ñuy engagé wala boo leen di engagé nga maap leen wax ak seen supporters mais ñii ni def Papa Sow tey. ragal naa ne du bëri quoi. lii nii bañ signal lay wane ci làmb. luy yàq làmb la parce que taaru làmb lay yàq mbër mu war a bëri ñu engagé ko nga ñëw xaañ ko. waaw vraiment dafa naqari daal. waaw kan la mooy def faute bi kun mën a balaame. ki ñu mën a balaame mais booy balaame ñëpp ngay balaame rek. parce que bu fekkoon supporter rek moo leen tax a jóg. mais kon kenn du xaañ kenn. ndeysaan. mais Ibo yow mi xam lamb maanaam arène nationale bi ni mu tëddee est-ce que yu mel nii maanaam yombul pour mu am. non arène nationale bi xam nga defar nañ ko ba pare mënatoo ko critiquer mais am na beneen façon boo xam ne. amaana buñ ko defee woon. du mel nii mais ci mu maanaam adapté ko ak réalité lamb. voilà ci mukaay ñoo dajaloo. waaw ni supporters yi jege mbëri. voilà. waaw gis ngeen Siteu moom mu ngi nii vraiment di doxantu pare na ba pare Siteu moom pare na vraiment di xaar adversaire am mu ngi nii pare na waaw. tas na ay yaakaar bon souhaitons que arbitre médecin yi. ne làmb ji mën a continuer parce que nag médecin bi rek moo am habilité ne làmb ji day continuer wala du continuer comme médecin bi waxagul attendons pour voir mais l'essentiel lu mën a xew li xew ñaaw na li xew ñaawlu nañ ko trop Papa Sow tamit xëy na ak expérience ak li mu am ci làmb waroon a dem di jàppante ak ay bojo ñoo xam duñu ay mbër duñu ay cumikaay ba incident yi di ko ci dal ay xale yu ndaw ba incident yi di ko ci dal vraiment ñaawlu nañ ko tey Siteu wax dëgg neex yàlla liggéey bi mu liggéey maanaam bi mu tuusee sama yaram dafa daw bi mu tuusee ba tuus bàkk Yékini bi wàcc wëndeelu dama gis ci moom forme boo xam ni dafa extraordinaire macha allah. mais léegi làmb am na bët bi ñu koy xoolee tey li bu xewee ndax du gën a indi gàtt-gàtt ci biir làmb. non gàcce laa am man fi may wax ak yow ñun ñëpp ñoo am gàcce ñaareel ba aussi mooy li ma doon wax rek toujours moo ko ci CNG bi même réunion commission règlement et discipline saa bu ñu convoqué mbëri dama koy wax chaise yi bu ñu am sax wax dañuy dindi chaise yi il faut ñu wekki chaise yi parce que chaise yi xale yi dañ ko def arme xale bu nekk ca kaw mer wala mën na sax bañ a lucide ay coow am mu jël ay chaise sànni ko gaañ nit wala yooyu genre donc il faut ñu éviter xam nga ne Papa chaise bi moo ko gaañ wala booy bi mu doon xeexal ndax gis naa benn booy bu ndaw moo ko dóor moom la ñu jàppanteel mais l' essentiel en est que chaise yi il faut ñu dimbali ñu ci parce que déjà bari na fi mbër ku mel ne Ada Fass ku mel ne Quench ku mel ne ay Forza ak ñeneen ñu ngi téye seen i reliquat ndax nee na seen supporter dañoo yàq ay chaise xam nga yooyu tamit chaise yi wax dëgg ne yàlla bay boo ñu jëlee ko fi rek parce que discipline mënut a am ci xale yi xale bi jógee këram xam nga fu mu jógee wala mu dégg mbër di ñëw mbër mu am coow ne la nit di jógee pour supporter ko am na ñoo xam bu ñëwee dañuy sax mandi wala duñ nekk boobu bu defee njom nga bëgg ko tegaat ci kaw mbër bi day métti mais en tout cas am nañu gàcce am nañ déception lamb ju mel ni Pape Abdou Fall décroché ko stade bi fees dell wax dëgg neex yàlla dañ doon xaar rek ñu bëre Siteu yàlla may ko ndam te amoon nañu yaakaar yàlla da ko may ndam ndax doole ji ma gis ci moom ak forme bi ma gis ci Siteu mosu ko am ci àdduna léegi lii ndax nekkul signe diggante Modou Lo Ama Baldé te war a am fii ci arène nationale ak Balla Gaye Bombardier non gën a jël matuwaay yi rek mais problème bi mooy stade bi cumikaay yi dafa jege supporter yi Chinois yi xëy na ñoom ni ñu ko liggéeyee seen dëkk ñoom ni ñu dundee ak ñun ni ñu dundee bokkul ndax dégg naa Chine benn trait bu rouge rek boo defee fii benn trait ñëpp ko kenn jéggi bu àdduna tukki kenn du ko jéggi ku ko gis lay dévier fii nag xale yi xamuñu yooyu dañ ko liggéey ñoom ci seen anam yi liggéeyu dëkk moo waral problème bi mais ñun ay perron lañ xam yu wow comme loge bi ak annexe loge ñu bàyyi fi chaise yi suñ ko defee moyen de problème dina am ndax sécurité bi tey jàmbaar lañ góorgóorlu lañ service d'ordre bi doy na fooyee nañ booy yi oto yi moto yi nit ñi bàyyiwuñu kenn mais xam nga chaise yi tamit dafa yomb a damm booy dañ ko bàq di ko def arme donc le ministre des sports monsieur Matar Ba
comme yow lañ dénk lamb ji yow yaa yilif arène bi pour l'instant ndax yaa fi ne chaise yi nañu dindi à part loge ak annexe loge nañ dindi chaise en caoutchouc yëpp dégi sa ko bàyyi fa gradin yi booy yi bi ñëwee toog ci perron yi jàmm mën naa am jaajëf merci beaucoup Matar moom leer na alors Kara ñu ngi nii nag ci biir géew bi ñu ngi nii ci biir géew bi Kara ñu ngi nii ci biir géew bi waaw Max Mbargane promoteur bi tamit wàccoo na ak amateur ndax tey ku ñëw ci bis bi xam ne am na organisation am na lépp wax dëgg yàlla mais nag tey moom lii am nii moom ñëpp a ko ñaawlu wax dëgg yàlla ñëpp a ko ñaawlu. waaw tey Papa Sow mu dem songi waa Kër Siteu. ba jël fa li nga xamante ne moom mooy. waaw gaañ moom la ñuy wax rek xam nga loo ci mën a wax. xam nga boo dee seet ku mel ni père ba rek ànd ak moom te père ba mi ngi woon ci kaw tribune bi mais su fekkoon ne ànd naa ak mag yaakaar naa lii du ko daal bis bu mel nii dafa am nuñ koy encadré bis bu mel nii c'est la première fois mu am ci arena bi nañu waxante dëgg lamb ji feese nii gën ña fi am tey kon Matar ba ñëw toog ministre sport Mame Boye Diao ñëw toog tey waroon nañoo gis combat bu neex te tey nag combat bu neex sax lañ doon gis ndax ñoom ñaar ñëpp bi mooy seen première chose ci arène bi xam nga mais lii fi am nag ñoom il faut que ñu génn baalu amateurs yi ndax amateurs yi tey boo seetee tey heure bi ñu ñëw ci lamb ji ak tey ni lamb ji demee mais li fi am nag kenn rafetlu ko wax waaw non man comme maa ngi woon ci plateau bi gisuma woon erreur bi mu def ndax xaw ma woon nu mu demee comme xaw ma nu mu demee nag mënu ma ne Papa Sow def na erreur wala tëggkat def nañ erreur li may xam daal mooy lu ñaaw la rafetlu kenn du ko rafetlu ndax lii yaa baaxul ci image su lamb te yi day yàq lamb te yaakaar naa lu mel nii war nañ cee jël ay matuwaay ba nga xam ne dootu am ndax lii moom vraiment amateur yi tey seen xol seedul kenn kontaanul ndax dañ doon xaar tey si te Papa Sow bëre ci géew bi verdict am c'est le meilleur gagne comme ni ñu ko bëggee woon rek. yan matukaay nga bëgg ñu jël ci genre. waaw non CNG moo jël ay matuwaayam ndax tey jii tëggkatu mbëri comme yu mel ni day am buñ tëggatee pay ñu yëgal leen ci kaw sax jar na ko nga xam ne biir gi kenn dootu fi nekk ndax dèjà réunion yi ñu doon def yii yëpp pour loolu la ndax perte nañ suñu ay temps yu bari pour ñëw fii pour réunion li ñu doon def pour géew bi set ñu fexe ba benn violence du fi am comme lu mel ni gisoon nañ ko kon yaakaar naa il faut CNG xoolaat asentu lamb ji xool yéen matuwaay la fi jël ba nga xamante ne nii incha allahu rabbi lu mel ni dootu fi am. jërëjëf Fallou Ndiaye. Pape Abdou ginnaaw bi ñu nuyoo di la félicité ndax li lay félicité mooy réussir nga ko yàgg na nga koy muñ on ko wax naa ko barki démb jàmbatoo jooyoo bis bi ñëw na tey nit ñi ñëw leen en masse lay ci am nag sunu borom gis nga dogal na ko ci tey nan nga jàngati situation bi. jàngatuma ko nenn lu dul sant yàlla. alhamdulilahi rabbil alamin laay wax li ma war def naa ko. macha allah du ma tiit du ma ragal du ma tapet te góor laa ci dëkk bi laa dëkk. tekki fi te di fi def teranga. fu ma neex laay daagu bokk ci famille bu baax di noobu li teg ci képp ku fi def sa yëfu baa dool ak sa yëf luñ lay xeebe kooku yow la engagé du dëgg ay millions laa jël fay ko du dëgg organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak ameel ko amateurs yi ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa keneen nag koo xam ni yàlla yi def nañu yare la neneen nga mel neneen di doxale neneen kooku yow la engagé le reste j'ai pas de mot à dire parce que le dernier mot ne me revient pas. image bi est-ce que lamb soxla na ko ak fi lamb toll jafe-jafe yi. Cheikh Mouhamed Fadal da ngay doon sama sëriñ maamin am na question yoo xam ne du ma ko bëgg ñu di ma ko laaj. du dëgg parce que man damay tàng. non bul tàng non dama lay wax non dama ni du question du ma tàng man nit laa. lii dafa neexul dafa naqari mais boo ma nee ay lii ndax lamb soxlaw na ko yow yaa ma gën a xam ni image yu mel nii mindeef soxlaw ko di ko gis parce que dañoo yor njaboot gis nga doomu aadama bu ñu demee ba jël ci ay nit ci 17 millions sénégalais nommé leen defe naa ni leneen lañ doon xaar mais du li ñu image yi ñu gis tey. lépp ci ñàkk teggin la ak ñàkk yar lépp loolu rek indiscipline totale. mais nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñàkk ngor dama ni tu me dis que ni Assane Waalo xol laay waxee mais man nit laa damay am lu ma naqari damay sant yàlla ba ma nit ñëpp xamee mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax dee moo ma gënal dund. waaye gàcce ngalaama li la waroon def ko. sama yoon newu ci man du ma juge du ma àttekat du ma police du ma gendarmerie du ma CNG li ma war mooy wàccoon naag ñoom
wàccoo na ak amateurs yi. waaw wàccoo na ak journalistes yi. wàccoo na ak téléspectateurs yi lamb ji di woon direct. amee loo kenn ak. dama ko def direct à la dernière minute pour bëgg lu neex Sénégal. mais gàcce laa mujjee. comme combat bi àggul en tant que promoteur après lu mën a xaar. loolu sama yoon newu ci. yaa dëgg la Pape Abdou dama koo dégg dama ko tëgg. waaw dama ni. waaw maa ngi toog di déglu ñi nga xam ne ñoo yor lamb ñoo koy gérer. bu ñu xasee ba jël décision. danaa leen woowaat toog waxtaan ak Pape Abdou bul ne gàcce amoo gàcce li la war lépp def nga ko. non du question gàcce man aw ma gàcce déggoo ma de. waxin laa la wax li la war lépp def nga ko. dama ni Sénégal tey gàcce moo fi am. def nañ li ñu doon def. mais xaaruñu woon ci lamb ju ñu pousse ñaari at. 3e année bi ñu ñëw di ñu tegal plateau bii. mais tey dañ ne organisation bi dañ koo joxal baaraam ñu ne que ni Papa Sow fi nga xam te ni fa la nekk dëgg ko Siteu fa la nekk ñoo loolu noonu c'est mal organisé. loolu du suñu devoir ñun man def naa ak yéen loo xam ne du sax sama wàll. def naa ak ñeneen loo xam ne du sax sama wàll pour parfaire. mais dafa am loo xam ne liggéeyu CNG la man du sama liggéey. sama yoon newul ci loolu man wax dëgg loolu kañ bu mu la naqari mani yow Abdou Fall moom kenn du ko jam naa ni voilà merci jërëjëf Kara 221 merci encore sama caméraman mbokku téléspectateurs yi ñu ngi nii nag ci enceinte arène nationale ci digg enceinte bi fii nga xam ne tey Siteu ak Papa Sow fii la ñu waroon a bëree ñoom ñaar mais malheureusement lamb ji amul lamb ji nag lu tax amul violence moom moo ñëw gane si ci lamb ji violence boo xam ne dafa dal ci ki nga xam ne moom mooy Papa Sow mu waroon bëre ak Siteu mu am blessure ba mu amee blessure nag médecin yi bañ ko xoolee gis ngeen ko bande bopp bi wax ak moom consulter ko comme que médecin moom moo yor la décision pour ndax mbër dafay bëre wala du bëre médecin ba mu ko xoolee nee na Papa Sow mii du mun a bëre muy nag loo xam ne nii war nañ ci def jàngat parce que nag am na combat yoo xam ne nii war nañu am fii ci arène nationale ñu bari nee nañ ndax Ama Baldé ak ki nga xam ne mooy Modou Lo xaj na fi ndax ki nga xam ne ni moom mooy Bombardier ak ki nga xam ne nii moom mooy Balla Gaye ndax xëj na fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc loolu defe naa ne tey waa CNG tey loolu mu ngi la balle est dans leur camp war nañu xool ba nga xam ne ni tey organisation bi dinañ ko gën a maanaam jàngataat ba lu mel ni dootul amati parce que nag tey amateurs yi tey ñoom rek ñoom ñoo ñàkk tey ñu ngi massawu nag Papa Sow ci gaañu bi ñu gaañu mais aussi tamit Siteu tamit ñu ngi koy massawu parce que tey bu sañoon tamit dafay bëre ak Papa Sow soit moom mu daan wala ñu daan ko parce que loolu mooy lamb mais nii lamb ci tëddee tey wax dëgg yàlla kenn kontaanu ci malgré que tey nee nañ stade bi lii mu affiché tey musu ko affiché tey stade bi fees na del tey muy date boo xam ne date bu historique la donc ñu ngi gërëm les conventions jeunes reporters yi nga xam ne ni tey ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi ànd cee Kara 221 ci caméra bi ak ñeneen ñi nga xam ne vraiment jël nañ leen en interview ñu intervenir maanaam wax seen xalaat tey ci bés bu mag bi nga xam ne tey Pape Abdou Fall production moom moo ko organisé woon donc Aziz Diagne la woon sur la TMS TV ñu jox leen rendez-vous beneen yoon fii encore ci arène nationale